ci ndombol tànkam moom professeur Pape Touré jàpp ne xaalis woowule dañ ko waroon a jagleel équipement maanaam jumtukaay hôpital waaye duñ ci tabax ñaari centre yu bees di ngeen ci amay leeral ci biir xibaar yi. leneen bokk na ci épreuve anticipée philosophie yu baccalauréat 2020 tey jile la fële ca diwaanu Ndar nag ñu jàpp ni mesure barrières yi respecté nañ ko ci école yi ñu doxantu candidat yi jàpp ni épreuve yi mën nañ cee génn. lakk ba amoon fële ca marché Tilène bu Ziguinchor it dinañ ci waxtaan ñaari at a ngi nii boobu ba léegi jaaykat yi ne ñu ngi xaar ba léegi la fa yàqu woon bëri na jéggi na 1 milliard lu ëpp 3 téeméer ak juróom-benn fukk ci ay cantine moo fa yàqu nes tuuti mbokk yi ñu indi ca yaatal. ginnaaw bañ leen nuyuwaate ba noppi mbokk yi xibaar yi dañ koy door rek ab fitna bu xewee fële ca Tobène nekk ca région bu Thiès ay gendarme ñoom ñoo dem foofule ca diwaan ba ngir indiwaat dal foofule ndax askan wa nekk foofule dañoo mer bay futtu bëggoon a génn ci mbedd bi lu ñu bëgg mooy liñ leen di dampe tukkee ci ICS mi bëgg a jël seeni suuf ñu yokk ko loolu waral seenu mer ba tey kon gendarme yi xëy foofule ngir mën leen a téye. ñu wax ci leneen mu di mbas meeg ni muy wéyee di doy waar ci réew mi ci bésub tey jile rek am na 2 téeméer ak juróom-ñaar ci ay nit yu amee jàngoro bi cas communautaire maanaam ñi amee feebar bi te xamuñu kan moo leen wàll di gën di bëri téeméer ak fukk ak juróom am na juróom-ñaar fukk ak ñeent ci ay nit yu sonn loolu ñu nga Sowétas ñu ne 4 nit yu faatu ba tax na Sénégal wàññi na 2 téeméer ñeent fukk ak ñaari nit yu faatu ci jàngoro yi Covid 19 boobule docteur Mamadou Ndiaye mooy directeur de la prévention moom la ñuy déglu. ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñeent fukk ak ñaar test yi ñu def 2 téeméer ak juróom-ñaar ñoo ci positif ci ñooñu positif am nañ ci juróom-ñeent fukk ak ñaar cas contact mooy ñi nga xam ne dañoo am doomu jàngoro ji fekk dañoo jaxase woon ak ñi nga xam ne dañ ko yore am nañ ci téeméer ak fukk ak juróom li ñu tuddee cas communautaire mooy ñi nga xam ne am nañ doomu jàngoro ji te xamuñu ku leen ko wàll ci ñooñu nag Ziguinchor dëkk yi may waaj a lim nii la tëddee ci gox yooyu Ziguinchor am na ci fukk ak ñaar Saint-Louis am na ci fukk ak ñaar Thiès am ci fukk Mbao am juróom-benn Kër Massar juróom Almadi ñeent Almadi ñeent la am Guédiawaye ñeent Liberté 6 ñeent Mariste am na ñeent Parcelles Assainies ñett Cité Djily Mbaye ñett Ngor am ci ñett HLM 5 ñett Richard Toll ñett Rufisque ñett Mékhé ñett Kolda am ci ñett Cité Port ñett Ouest Foire ñaar Cité Port ñaar la Ouest Foire ñaar Yoff ñaar Dakar Plateau ñaar Médina ñaar Popenguine ñaar Kédougou ñaar Mbour ñaar Cambérène benn Castor benn Derklé benn Liberté 1 benn Mermoz benn Nord Foire benn la Ouakam benn Pikine benn Bounkiling benn Khombol benn Fatick benn Matam benn Saraya benn ak Sédhiou benn juróom-ñaar fukk ak ñeent si malade yi entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci àlla nde juróom fukk ak ñaar ñu ngi ci réanimation ñeent malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb talaata fukki fan ak benn ci weeru août bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal woññi na fukki junni ak benn ak juróomi téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar cas positif ci ñooñu positif juróom-ñaari junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñett wér nañ si 2 téeméer ak ñeent fukk ak ñaar ñàkk seen bakkan mu des 3 junni ak juróom-ñett téeméer ak ñaar fukk ak benn si hôpital yi wala si loxo docteur yi
ca Kaolack moom mbas mi faat na lu toll ci fukki nit ak ñett ci lu ëpp téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay nit yu amee jàngoro bi foofule ci jamono ji yëf yi dafay gën di yokku naam sax comité bi ñu dénk mu xeex ko foofule mi ngi ciy def ay jéego ci xeex bi Bassirou Ndir moom moo jiite bureau régional surveillance épidémiologique bu région bu Kaolack dañ koy déglu ci micro Ibrahima Diamé ak Faly Gaye. Kaolack fi mu nii bi mu tàmbalee mbas meeg léegi ñu ngi ci 127 cas 127 cas yooyu am na ci 89 yoo xam ne wér nañu fi mu nekk nii fukk ak benn ñoom la ñu nekk di faj am na ci nag malheureusement fukk ak ñaar ñoo xam ne ñàkk nañ ci seen bakkan ci lim bi tamit parce que bu ma ko limul du mat am na ci ñeent ñoo xam ne moom juróom la ñu woon sax ne lànk na ñoom dañ ñoon duñ dem fenn faju yi boo xoolee tamit nga jël ko par district boo jël district Kaolack moo jël raw gàddu gi ndax moo ci yor 118 Nioro am ci 7 Guinguinéo am ci 3 Ndofane am ci benn cas yooyu nag am na ñoo xam ne ay voyageurs sortants lañ am nañ ci ñett ñoo xam ne dañ doon bëgg a tukki comme dañ leen di testé ñu dem bi ñu leen testé ñoom ñu am doomu jàngoro bi ci seen yaram loolu mooy fi situation bi toll actuellement ni waaw bu dee CTE moom CTE jot na fa am juróom-ñaar fukki nit ak benn yoo xam ne maanaam jaar nañ fa ci waa Kaolack juróom ñoo fa nekk actuellement gis ñëpp wér nañ ba génn juróom tamit ñoo ci faatu ci biir CTE bi xam nga wax naa la am na fukki nit ak ñaar yoo xam ne faatu nañ waaye faatuwuñ ci biir CTE bi soit ña nga faatu seen kër wala ci beneen bërëb fajukaay bu dul CTE bi kon CTE bi foofu liggéeyam am na solo. moom médecin bi kon lim bi mu doon wax démb mu di fukk ak ñaar dafa am benn bu ci dolleeku tey jile muy fukki nit ak ñett yu ñàkk seen bakkan foofule ci Kaolack coronavirus nekkul nag ab gàcce am ko loolee di kaddu Abdourahmane Sow nekk coordonnateur réseau volontaire communautaire moom ci boppam sax amoon na jàngoro bi ba jamono ji wér na moom moo nekk it coordonnateur bu COS M23 mu ñuy xamal ci yan anam la amee jàngoro boobule ak tiitaange gi mu amee woon nit ngir daal di koy wàll ay njabootam nga xam ne dañoo asthmatique moo nekkoon tey jile ganu info du matin Maymuna Njaay lañ ci àndal ak Youssou Baro ci bi mu doon ñaax askan wi ci la jële doomu jàngoro bi di coronavirus muy mbetteel loo xam ni musu ko woon a xalaat moom coordonnateur bu Revocap. yow bu dee da ngaa nekk peut-être ab nit boo xam ne dégg nañ la ci réew mi ngay yëkkati kàddu ci yenn di wax jël leen seen jumtukaay def leen lii respecté leen gestes barrières yi nga xëy ñu ne la yow cas communautaire nga du ma ne gàcce la sax mais day metti dafay metti trop. dama yor ñaari nabi yu asthmatique donc wax dëgg yàlla bi mu ko amee sama xel dem ci ñoom xaw naa fébrile tuuti waaw sama soxna bi ma nekkal ak samay waa kër waaw samay liggéey samay collègues yi may liggéeyal. bis boobu moom Abdourahmane Sow noppi woon na campagne biñ doon amal ca gaar boo maraîcher bi mu ñibbee këram ci ay fan la am lu mu yëg ci yaramam. buy metti bu doy waar température sama yaram bi di tàng jër bay lakk sama cër yi presque dañoo bañoon sama yax yeeg waaw nelaw ma guddi gi yëpp di onk ba ma xëyee nag laa dem hôpital ma demee hôpital seeti médecin personnel bi mu defal ma consultation bindal ma ay garab ñu comme que dama xawoon naaje mënu ma woon sax kii dem liggéey dama naaje dem ba ma demee le lendemain bi ñu ma defalee test après ñu woo ma ne ma da nga am coronavirus waaw mu xaw maa yëngal parce que nit rek laa. ñaari semaine mu def ko service des maladies infectieuses bu hôpital Fann moom coordonnateur bu COS M23 bëgg na fi mu toll nii ñëpp soobu ci xeexu mbas mi. feebar bi kenn mënu koo weddi ku mu laalul laal ku la jege wala laal koo xam nit ñi seen bakkan mi ngi wàññeeku nañ bàyyi yooyu lu waxu intellectuel nañu gën a góorgóorlu moytundiku ba pare président de la république ngi jël ay responsabilités xam ne mbir mi du caaxaan bu demee ba ñu votel ko ay loi d'habilitation yëkkati ay milliards jox ko muy wër di leb fu ne mu dugg fa leneen la ca war pour ñu gën a mën a aar nit yi na ko def. liggéey bi naam du yomb wante bu sañoon ñi nga xam ni seen doole may na leen ko ñu gën cee sóobu ndax kat fi réew mi toll moo ko laaj. jërëjëf Maymuna Njaay ñu wax ci wér-gu-yaram ba léegi ak njiitu réew mi di Macky Sall mi dalaloon démb ñi bokk ci conseil national don ak transplantation d'organes ci misaal rek mooy nga feebar lu ci mel ni doya di roño ñu may la benn sampal la ko mbootaay boobule bañ ko taxawalee ba léegi def na benn at ngir ñu gën a mën a jàppale ñooñee amee jàngoro yu metti ba soxla ñu jox leen organe moom njiitu réew mi joxe kàddoom ne dina jàppale bu baax a baax conseil
boobule ci ndaje boobule sax nee na dina jox benn milliard ak genn wàll hôpital Dalal Jàmm ngir jàppale leen moom jiitu réew mi Macky Sall ñu déglu ko ci suñuy naataango yu télévision nationale RTS. Vous pouvez compter sur mon soutien et sur l'accompagnement du gouvernement pour un bon fonctionnement du conseil. xam leen ni dinaa leen jàppale gouvernement bi dina leen gunge ngir gën a doxal conseil national du don et de la transplantation ci jàppandal googu sax joxe na 1,5 milliard hôpital Dalal Jàmm ngir ñu jëm ci préparer li nga xam mooy intervention yi ñeel moelle osseuse ak lu jëmit ci li ñuy wax procréation médicalement assistée loolu ma def am na ay weer ak léegi ngir xaalis boobu rek ñu jox ko kon hôpital boobu jéego yooyu nag lu ñu war di wéyal la ngir transplantation d'organes doon lu ñuy jëmal fii ci biir Sénégal. Afin que les transplantations, que ce soit d'organes de façon générale, puissent devenir une réalité dans notre pays. moom Macky Sall xaalis boobu wax nag dafa mel ni moom moo merloo président conseil d'administration bu Dalal Jàmm ba mu tekki nombol tànkam moom professeur Pape Touré li muy ñaawlu mooy xaalis bi nee na dañ ko waroon a jagleel jënd ay jumtukaay foofu ca hôpital ba ndax dara amu fa waaye kay du dañ ci tabax benn centre ni mu ko waxee moom président Macky Sall pour greffe moelle ak beneen centre procréation médicale assistée maanaam soxna yi nga xam ne dañoo am ay jafe-jafe ngir am doom ñu mën leen cee taxawu moom PCA bi ni mu démissionné nag daanaka ñaari semaine képp moo ko tere woon matal mandaawam bu ñetti at Salif Sow ak Malick Diop lañ ci àndal. hôpital Dalal Jàmm amul lenn lu mu yóbbul poste de santé yi la kàddu yooyu yu Pape Touré la di professeur bi nga xamante ni moom moo bàyyi daal di démissionné moom day lu ko metti di boroom xam-xam bi nga xamante ni wàllum cancer la gën a xamee nee na hôpital bi amul lenn loo xamante ni ma nga cay dox bu baax. du laboratoire ba du bloc opératoire ya du urgence ba plateau technique hôpital bi doxul daanaka dafa nekk di sukuraat beneen jafe-jafe boo xamante ni hôpital bi ma nga ca la wax moom professeur Pape Touré ba tax moom mu bàyyi nee na di subvention di ndimbal li nga xamante ni ñu ngi koy xaar ci gouvernement bi at bu nekk mu war a tàbb ci hôpital bi ñu xayma woon ko ci 2 milliards ak juróomi téeméeri millions ci sunu xaalis ba léegi gisuñ ci dara juróomi at a ngi nii ci noonu le président de la république Macky Sall jëlee ndogal ne day tabax ñaari bâtiment yu bees ci biir hôpital bi war cee def lu tolloog milliard bu teg juróomi téeméeri millions ci sunu xaalis bâtiment yooyu seen xam-xam ña fa war a nekk daa jëm ci wàllum paj wi nga xamante ni dafa jëpp ak jamono bu baax a baax lu ñuy wax greffe moelle ak procréation médicale assistée dogal lile du farata la wax moom mi nga xamante ni moo nekkoon PCA bu hôpital Dalal Jàmm bile. du farata benn yoon ndaxte nekkut lu yàkkamti lu hôpital bi la soxla wala sax réew mi la soxla ko li gën a garaaw tamit mooy ne nekkut lu yàkkamti ndax jamonoy mbas la ñu nekk di Covid 19 koppar yooyu le am na feneen foo xamante ni mën nañ ko fa dugaloon ngir xeex doomu jàngoro jiite nelaw Sénégal la nakkarlu ba tax moom mu bind bataaxal bàyyi poste bañ ko joxoon di PCA bi moom professeur Pape Touré doon cancérologue. ñu bëri ñuy yeewoo fële ca Matam tam seen wér-gi-yaram mi ngi ci xottu gerte tax benn réanimateur képp la ñu am ci service d'urgence yëpp yi am ci région ba benn scanner ba fa nekkit dafa paan ba tax na képp ku sonn loolu lu ci mel ni ku am ay AVC wala ñu am ay accident dañ lay jël rawale la fële ca Diourbel la ca gën a doy waar it foofu mooy benn ambulance moo am ngir ñaari hôpital Matam ngir ñaari hôpitaux Matam Ali Bandel Niang. ay doomi aadama di ñàkk seen bakkan saa yu ñu leen war a évacuer ngir ñu wàllu leen moo di situation bi ñu nemmeeku ci diwaanu Matam ci waxtu bi nga xamante ni ñu ngay jooy ñàkkum réanimateur menn scanner ba nekkoon ci hôpital régional bu Ourossogui dafa panne tey jii tey mboolem ñi accidenté ci circulation bi ak ñi amee AVC foofu kon ñu buub leen dugal leen ci ay oto wutali Diourbel te li ci gën a bëri sax dañuy ñàkk seen bakkan. waaw gàllankoor la bu rëy Ali ndaxte scanner bi comme ni nga ko xamee rek dafa nekk jumtuwaay boo xam ne dañ koy soxla lu bari ngir mën a gëstu yenn feebar yu bari comme mu nekk ñi nga xam dañoo am accident ñi nga xam dañoo am problème urgence parce que ay problème biir yu métti la donc examen la bu essentiel loo xam ne am na solo trop dañ koy soxla tout le temps léegi nag ay semaine a ngi nii suñu scanner moom dafa doxatul et que donc dañuy obligé donc malade yooyu nga xam dañuy soxla scanner boobu yóbbu leen ba Diourbel et donc loolu ay gàllankoor la pour ki nga xam ne moo feebar ndaxte paas beeg
déplacement beeg énergie boobu yëpp nga xam ne dañ koy def ay gàllankoor la ki ñi nga xam ne dañuy faj aussi ndaxte dañuy obligé ñu xaar ngir mën a xam exactement fa la ñuy teg seen tànk par rapport ak feebar yi ki nga xam ne feebar na ñëw andi ñu war ko defal scanner te am ñu lu ñu ko defal ak ñoo xam ne seen yaram wér-gu-yaram mayu leen ñu dem ba foofu ndaxte état bi ñu nekk état la bu particulier boo xam ne déplacé leen day jafe et exemple yi mun joxe rek mooy ñi nga xam ne dañu am AVC ci ñaari fan yi rek juróomi cas AVC yoo xam ne am nañ ko fi compté wu ma yi nga xam ne donc am nañ fii ci semaines yi yëpp nga xam ne nekk nañ fi yaakaar naa benn rek lañ ci évacuer mu dem defi scanner Diourbel ba mu demee dafa dem ñëwaat bi mu ñëwaatee yàlla def na ci guddi gi la génn àdduna yóbbu leen foofu andiwaat leen dafay jafe parce que conditions yi muy laaj des fois dafay du matale. situation sanitaire bi ci diwaanu Matam nag soxal na askan wi lool nde ca l'hôpital bu Ourossogui lu ëpp ñeenteet a ngi nii amul sax pédiatre buy saytu wér gu yaramu xale yi ca l'hôpital régional bu Matam itam bloc baa ngi ñu tëj ndaxte amul chirurgien lii yépp kon ñu yokk ci menn ambulance kese fi nekk ngir assurer ñaari hôpitaux yi. Njolofeen ba ca Bogal ba ca Bunkiling ñoom tamit amuñu ambulance daanaka askan wi yeneen yi jafe-jafe tënk na leen muy ay yoon yu baaxul rawatina bu ñu bëggee lépp lu ñuy béy génne ko foofu ngir mën koo jaay courant it amuñu ko teg ci dañoo bëgg ñu branché leen ci réseau bi ndax ñu mën a am ndox bu ñu jëfandikoo Bakary Konté Xaali Jàmme population yi nekk ci village bu Njolofeen nekk ci commune bu Bogal ñoom nag ñi ngi nekk ci ay jafe-jafey tar dugg ci village bi wala boog génn fa li jafe la si askan bi. bu demee ba ndox mi taw mënuñu génne mënuñu dem fenn mënuñu indi dara mënuñu yóbbu dara suñu yoon yi benn baaxu ci. am na benn dëkk bu nekk suñu diggante fii ak Kowel fi ñu war a jaar dem Bogal dem ci suñu commune bi dëkk foofu moom bu tawee moom jeex na foofu mooy suñu laaf yi damu nañu loolu mooy mënatuñu dem fenn. parce que mënoo fa jaar moto sax moto man tànka rek nga fa mun a jaaree waaw ku yóbbu jël tànka jéggi de loo mun a yenu loo mun a indi ak loo mun a yóbbu dara nga mun a yóbbu munoo indi dara il faut que saret du fa mun a jaar waxuma la oto nañ ñu dimbale ñu poomel ñu foofu. Njolofeen fu mu nekk nii amuñu courant ndaxte haute tension bi duggul ci dëkk bi amuñu ambulance loolu nag nekk na jafe-jafe pour ñu mun a def seen évacuation sanitaire yi. sunu courant baa ngi nii courant yi fii kese ñoo fi taxaw banta yi ak fii li rek ñoo fi nekkee 2012 lañ ko taal fii ñaari at la takka ba léegi depuis 5 ans mënatul takka 5 ans et demi courant bi dara takku ci ñu ngi ne ni kurus ñu ngi nii ci biir kurus leneen kurus dañu bëgg a ku ñu sukkali courant bi ñu am courant national mu jógee Saare Pavé mu ñëw fii suñu hôpital baa ngi fii amul ambulance amul garab amul médecin amul dara wala jigéen yaa ngi bëgg a dee fii balaa boo demee hôpital rek jigéen bu dee hôpital wala góor dañ lay bindee kayit sa ordonnance bi Carrefour Dial bi nga ko jëndi wala nga jëndi ko Bokiling ordonnance boo fi am Carrefour nga koy jëndi. malgré que am nañu benn forage population yi nekk fii ci doon Njolofeen ñoom ba léegi du ñuy naan ndox bu sell. am nañu forage bu bees tak mais at ak ren biñ ko ubbee benn robinet kese lañ def fii robinet bi 5 kër yi ko jege ñii ñoo fi mun a jaay ñii ñoo fi mun a root ñeneen yeneen kër yëpp kenn mënu siy root 5 village yëpp village bu nekk benn robinet lañ fa def dañu bëgg ñu ñëw dimbale ñu tas robinet bi si kër yi. population maire bu Fouta di ne dañu bëgg autorité compétente yi daan di réagir nu mu gën a gaawee pour génnee leen pax bu ñu nekk nii. jërëjëf Bakary Konté ñu wax ci beneen ponk xibaar yi mu di épreuve anticipée philosophie bu baccalauréat 2020 tey jile ci suba la woon lu ëpp daanaka téeméer ak juróom fukk ak juróomi junni ci ay candidats ñoom ñooy def épreuve boobule ca Ndar mu mel ni lépp luy mesure barrière muy dandante bi respecté nañ ko foofule ci jamonoy mbas mi ñuy dund ay candidats yu bëri jàpp ni sujet yi ñu leen jox dinañ ci mën a génn reportage Ousseynou Diop Habib Seck ca Ndar. suba teel xale yi ñëw ci classe yi ngir def l'examen bi nga xamante ni mooy wàllu philosophie fii nag li ñu nemmeeku mooy xale yi lépp loo xamante ni ci ay mesures barrières la respecté nañ ko xale yi sol seen ay masques ñoom ñëpp nag ñoo ci yam. amul kenn koo xamante ni mesure barrière yi nga xamante ni teg nañ ko jalgate nga ko ci biir classe yi. mbir yi lépp jaar na ci yoon ndaxte bi ñu ñëwee la ñu daal di wax ni nañu dem raxas suñu loxo raxas nañ suñu loxo nag ba pare waaye nag bi ñu paree ci loolu nag si la ñu duggati ci classe yi moom jàppale ñëpp moom sol nañ seen ay masque kon bu mel ne kon mesure barrière yi ñuy waxoon ñun moom candidat yi daal nañ koy respecté. bi ñu paree ci loolu nag xale yi ñetti sujets yi nga xamante ni joxoon nañ leen ko bañ ca paree ñu yëkkati ay kàddu xamle ni mbir yi jafewul woon lool ndaxte lépp loo xamante ni rek jox nañ leen ko jàngoon nañ ko ci biir classe yi. sujet yi ñett lañu woon benn bi ça parle de philosophie de manière générale
beneen bi ça parle d'état beneen bi esthétique. comme ni nga xamee def nañ lu ñu xam sujet 1 man laa jot ndax moo laa gën a sentir def nañ daal lu ñu xam daal loolu. xale yi nag sujet bi nga xamante ni mooy wax ci wàllu introduction à la philosophie la ñu daal di jël ndaxte jàpp na ni moo gënoon abordable. maa ngi tànn bi nga xamante ni mooy wax philosophie de manière générale parce que boobu moo gën a abordable si man. sujet 1 mi ngi wax ci affaire fi domaine 1 la ci kii délivrance de la philosophie. waa si ñetti sujet yi ñu jox yëpp mën nañu wax ni jàng nañ ko même bu fekkee dañoo am benn tuuti temps bu ndaw sax jàng nañ ko mais man moom 3e sujet bi laa def parce que moom laa gën a gis sama bopp daal. xale yi nag sujet bi nga xamante ni mooy wax ci wàllu introduction à la philosophie la ñu daal di jël ndaxte jàpp na ni moo gënoon abordable. ñu delluwaat ca bët saalumu réew mi ñaari at a ngi nii ba marché Tilène bu Ziguinchor tàkkee jëppeet mu di ñaareelu marché bi gën a mag foofu ca région ba la fa yàqu woon bëri na xayma gi ëpp na $1 milliard lu ëpp $350 ci ay cantine ñoom ñoo fa yàqu ñii di jaaykat yi nee nañu boobu ba léegi amoon na ay digle waaye gisaguñu dara bi la yoon nag njiitu réew mi ci boppam la ñuy waxal Boubacar Dia si Lamine Mandiang. ab barab bu ñu soppi sànnikaayu mbalit ab chantier bu ñu tàmbali waaye ba léegi mëntaaw yi jàkk ju ndaw bu ñu soppi dencukaay ciment suuf si ak xeer wi ñu sotti fii waaye it ay briques yu ñu defar te kenn utilisé gu leen ci bii anam la ñu fekk site bii marché Tilène bu Ziguinchor nekkoon ñaari at gannaaw gu jëye ji amoon fii ci 11 août 2018 te làkk ñetti téeméer ak juróom-benn fukki cantine commerçant yi woote wante daje fii ci bii la site ngir fàttaleku waaye it ñaxtu. ndaxte boo xoolee marché bi mu lakkee tey. le 11 août 2018 le 13 août premier ministre ñëw na fi dig ñu un marché moderne et sous-régional président de la république du Sénégal ñëw fii ñëw ba fii tegal ñu xeer ci kanamu Casamance yëpp dig ñu 500 millions bi nga xam ne dañ ko placé der pour commerçant yi yaakaar naa loolu yëpp day waxuñu du am waaye gisaguñ ci dara ñaari at ngay xaar lu mat toll di 800 personnes. commerçant yi nee nañu amoon nañu ndaje ak maire bu Ziguinchor. waaye ak entrepreneur bu bees ci ndaje googu mën nañ cee jàpp lu ni mel. le 22 mai 2020 woo nañ ñu mairie ci kanamu maire entrepreneur ci boppam yooni ndaw boobu ci kanamu maire ak ñun les représentants du marché mu ne jox nañ ko 1 milliard 400 pour mu defar marché Tilène bi. entrepreneur bi di ko dëggal. li ma mën a garantir waa Ziguinchor liñ naan di ngeen gis spectacle mooy lan liggéey bu gaaw liggéey bu am solo. tey nag en communion parfaite avec la population respecté délai yi yam ci xaalis bi. waaye it mairie di dalal xel commerçant yi. man def naa ne njaxare nar na jeex du moment que ñii ñëw nañu indi seen matériel. commerçant yi nee nañu bañuñu benn yoon. daal di amal yenn ci ay ñaxtu fan yi ñu jëm ngir gën a yëglu. ñu wutali ji Sine rawatina village boobu la ñu naan Sangaye nekk ci commune bu Niakhar foofu lu toll ci juróom fukki junni ci ay jëmbët lañu fa yóbbu Caritas bu Dakar moom moo bëgg a dugal loxoom ci ñu daal di jëmbataat ay garab foofule ci village yi nekk ci réew mi yëpp daanaka ak gox yu mag yi mu di ay activité yoo xamante ni dañ koy def ci paroisse yi ñu nar ko amalit ci nawet gi ñu dëgmal Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey. lu tollook 5 millions la Caritas Dakar génne ngir jëndee ko ay garab yoo xam ni dañ ko fas yéene dooleele pépinière bi nga xam ni moom moo nekkee ci village bu Sangaye féete ci commune bu Niakhar lu tollook 5 fukki junni garab jox nañ leen ko ñu fas yéene koo jëmbat. parce que soo gisee suñu àll bi garab yi dañu dee ñii dañu ko gor ñu bëggoon nag garab yooyu yëpp ñu mën ko jëmbat ci dëkk yi par exemple soo jëlee toolu jigéen yi dañ def foofu mellifera soo ko jëmbatee baax na lool parce que soo ko defee béy yi ak nag yi duñ mën a dugg ci tool bi. nee ñu itam xeeti garab yi nga xam ni mën nañoo dund ci suuf sa saf xorom suuraale nañu ko. eucalyptus moom dañ ko def ci tan yi yoo xam ne moom dafa am xorom comme ça groupement paysan yi mën ci jëriñu xam nga ne eucalyptus moom soo ko jàmbatee mën nga ko dagg nga def ci ay bois de chauffe ou bien nga def ci ay charpente. ci loolu aussi dañu commandé 3000 pieds de manguier boo xam ne di ko jox paysans yi. surtout groupement de femmes
ak groupement des jeunes et aussi à des particuliers. Caritas Dakar nag ànd ceeg ay prêtre yu nekkee ci archidiocèse bu Dakar ñoom ñi visité woon nañu pépinière bi nga xam ne moom moo nekkee ci Sangaye. eucalyptus muy garab yi buy muy ay garabu ditax muy ay garabu diim ak yeneen yoo xamante ni wax dëgg yàlla dañ ko soxla te namm ko ci suñuy dëkkuwaay yi boo leen seetloo li ciy gën a bëri ci dëkkuwaay yi garab yooyu yëpp ñu ngi nekk di réer suñu njiit monseigneur Benjamin Ndiaye li nga xamante ni mooy mbébétam di yéenem moo dañu fexe ba wax dëgg yàlla gàncax bi gën a mun a meññ. nee ñu nag ci nawet bi fas yéene nañoo def ay séance de reboisement yu bëri ci paroisse yi nga xam ni ñoom ñoo nekkee ci archidiocèse bu Dakar. jërëjëf Aminata Goudiaby léegi dañuy dalal Mamadou Mohamed Ndiaye ci li yëglekaay xëyee tey jile. jërë ngeen jëf jàmm jëy bëgg a jaxasoo ca l'hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay yéenekaay bu waay xëy dal gis ca ne daloon a xibaar bi yëral xët mu njëkk Le Quotidien professeur Papa Touré ma ne woon président conseil d'administration bu hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay démissionné na tekki na ndombal tànk la ñu ko takkaloon ne ko xërr seeni borom ca lettre de démission ba xamle na ca la ko tax a bàyyi bokk na ci ne hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay juróomi at ba ñu ko ubbee ak léegi waaye ñàkk jumtuwaay tax na l'hôpital ba aw tur rek la am ne nee na booy seet ba ca biir moo ko poste de santé ñooyam li ferege ñeente ab xolam ba tax mu ne basta démissionné dem yoonam moo di benn milliard ak genn wàll gi ñu ne président Macky Sall yëkkati na ko ngir jàppale ko hôpital ba ngir ñu defar ci ñaari taax benn taax mi di ab centre de greffe moelle beneen taax ma ca des di ab centre de procréation médicale assistée professeur Papa Touré dafa jàpp ne guddi yi ñu toll hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay li mu soxla dëgg du loolee rawatina ci jamono ji nga xam ne foo dem ci àdduna bi ku ci nekk yaa ngi seet noo mën a def ba génn ci mbas mi Moussa Sam Daf njiital hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay mel ne ku naan ñu ci l'observateur cuur kii jàmm nit nan la ñu ko mën a fale jox ko mandat mu dem ba nga xam ne ab mandat am fukki fan ak ñett rek moo ca des muy soog a démissionné loolee yanwul maana démission bu professeur Papa Touré ca poste président conseil d'administration bu hôpital Dalal Jàmm journal Source A ay caaxaan la ko jàppee ba teg ci di ñu wax li waral mu jàpp ne professeur Touré dafa bëgg a fowee xelu nit ñi bokk na ci li mu bàyyi ba fukki fan ak ñaar kott des ci ab mandat muy soog di démissionné la am ca Dalal Jàmm ay caaxaan lam déet lii ko tëjee xëy na di ñu xamal ci xëta mu njëkk ne président conseil d'administration bu hôpital ba delloo na ndombal tànku PCA la ñu ko joxoon Les Échos nañu teg ci tegal ci ka ko joxoon jooyandi ko tegaat ko ciw yoon ndax ca bataaxal de démission ba ma ngi cee xam le ne xaalis bi ñu bëgg a dugal ci l'hôpital Dalal Jàmm ak fa ñu ko bëgg a def du farata président beneen mu di président tribunal bu Podor Libération nee nañu jëlee nañu ko fa mu ne woon yóbbu ko kees def ko conseiller li xew ci moomi li mbir yéenekaay bi nañu mi ngi xeeñ ab defante ndax ay fan laata ñuy tàmbalee nas pexe jële ko ca tribunal bu Podor moom waa ji di Ngor Diop dafa mandat dépôt woon benn kilifa diine bu mag ca Podor yàq tooli jàmbur ak di tëkkuwaate loolee la ñu ko yóbbu woon ca yoon dossier ba di dox ba yegg ci taabali président tribunal ba di Ngor Diop Ngor mandat dépôt ko ñu jël jàllale jeel njekk lu nekk ñaan nañu ko intervention yi fu nekk lañ doon bàyyee ko ngir mu bàyyee ko mu bañ ay fan rek la ñu ci teg ñu wàccee ko jële ko tribunal bu Podor yóbbu ko bu kees def ko fa simple conseiller la tribune nañu dafa laalaake moo waral ñu yëkkati ko mu di lool union des magistrats du Sénégal bi ñu ko yëgee xar suuf si dugg ci rek la ñu bëggoon ndax mer magistrat yi réew mi lii quotidien mi ngi ñuy wax ne xàll nañu yoon wi nga xam ne jàpp nañu ne bu ñu ca jaaree dinañu mën a def seenub liggéey ci kaw indépendance bu mat sëkk cib élection bu ñu doon amal ci seen biir démb fa la ñu tànnee Souleymane Teliko Aminata Fall Jean Paul Diop ak Abou Dieye ngir ñu teewal leen ci biir conseil supérieur de la magistrature fa la ñu xamlee dégg yu ñu bëgg a seppi ci tànku magistrature réew mi ngir di mën a def seenub liggéey ni mu waree ku war giléem ba wàcc ko wolof yi nee nañu loo warati dafay gàtt ubbil l'observateur diggante këru courant gii di Senelec ak compagnie d'électricité du Sénégal la ñu yéene kaay bi nañu coow am na ca coow la mi ngi tukkee ci borob ñeent fukki milliards ak juróom-ñaar bu ñu ne Senelec da koo yoreel compagnie d'électricité du Sénégal ci liggéeyub centrale électrique bu Bargny bi Source dolli ñu ci ne centrale à charbon bu Bargny moo jox Senelec ñeenti téeméeri junniy mégawatt Senelec lànk ne du ko fay ba démb ci guddi nanguwuñu woon a fay bor bi li yóbbu bor bi ba mu yegg ci ñeent fukki milliards ak juróom-ñaar yéenekaay bi nañu moo de ci diggante octobre jàpp sulet 2019 Pape Demba bi tey njiital Senelec dafa waroon a fay fukki milliards ak juróom-ñaar fayu ko ci diggante novembre 2019 ba ci njeextal weeru sulet 2020 yeneen fanweeri milliards ñëw dollee ko ci bor bi te boobee ba léegi fayuñu ko leptoo fayto Les Échos mi ngi ñuy wax ne moom Senelec coow li doxoon diggam ak Akilee ba taxoon ñu tegoon loxo ci ay comptam mujj nañoo teggi loxo ca compte ya tribunal du commerce jox na dëgg avocat yu Senelec yi ba santaane ak main levée ci ay comptam décompte bu yéeme moo nekk ci xët mu njëkk Vox Populi waa Horizon Sans Frontières ñoo xam le ne ci diirub juróom-ñetti weer yi ñu génn faat nañu ca bitim réew fukki doomi Sénégal ak juróom-benn doomi Sénégal yi ñu faat ca bitim réew ca réewum Amérique la ñu ëppee ne faat nañu fa juróom-ñetti doomi Sénégal Italie moo ci topp ak ñetti néew. jërëjëf Mamadou Mohamed Ndiaye mairie bi ak Mamadou Ndiaye egsi nañu li xew ci biir internet bi ci kanam tuuti maa ngi leen di ziar Mamadou Ndiaye mairie bi. ñoo ngi lay ziar soxna Nata di la nuyu bu baax a baax fas yéene ñëw yaatal rek li xew ci biir internet bi kon ni nga ko waxee rendez-vous bu jot na ma ànd ceeg mairie Baye Diouf. ci kanam tuuti lay doon. incha allah ci kanam tuuti ñu ñëw yaatal gannaaw boo jeexalee xibaar yi. voilà mbokk yi des leen ak ñun kon 19h30 incha allah rédaction bi ci yeneen xibaar di leen ñaanal ngeen yendu ak jàmm.